أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi maa ngi leen di ziyaara bu baax kenn ku nekk ci turam ak jëmmam di jéggalu bu baax a baax xam naa doon déglu lien bi ñu fi dugal nga xamante ne suñu sëriñ suñu xarit suñu wóllëre suñu kilifa suñu soppe lool nag suñu lépp mooy al oustaz Cheikh Mouhamed Kama Thiaw xafizahullahu wa raah wa ayyadahu wa atala baqaa moom moo ci doon wax mu toll ci 20 minutes muy boroom xam-xam bu mag a mag a mag mag boo xamante ne kenn nattapleetul xam-xamam ci Sénégal ak ci képp ku ko xam waaye tamit kenn nattapleetul maandoom ak njubam ak mbaaxam ak bëggam lu baax di ko ñaanal yàlla mu gën koo yokk gën koo taxaw gën koo dëgëral ci zaahir ak ci baatin ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke sidna Cheikh radiallahu anhu ak mboolem ko am barke fa yàlla xam naa lien bi nag comme ni mu ko waxee ci commencement bi wax na ci kilifa gi nga xamante ne moom lañ dugaloon waxam démb muy suñu sëriñ ñun ñëpp te ma ba may wax ma ne woon du ma tudd turam duwul ngir dara lu dul ne xorma gi ma am ci moom ak cër gi ma ko jox ak cofeel gi ma am ci moom ak tuuti gi ma tuuti ci kanamam bëgguma tudd turam mu mel ni moom laay wax ak directement wala moom laay diingat wala moom laay kii xëy na ñu bëri ñaare usulub boobu peut-être commencé nañ koo comprendre ci man xormaal nit dina tax ma bañ a tudd turam dina tax ma bañ a wane ne moom laay waxat même bu fekkee ne dinaa taaliq ci wax ji mu wax wala dinaa ci wax sama xalaat te xalaat boobu amaana mu xaw a wuute ak xalaatam dilee ko xalaatam mën naa gën a jub sama bos muy cheikh al ustaaz al docteur Mawlana Cheikh Abdoul Ahad Sané xafizahullah wa raah wa ayyadahu mu doon wax ci saxiixul Buxaari yi ak ñi nga xamante ne ñoo koy jam ak ñi nga xamante ne nii tamit ñoo jàppee saxiixul Buxaari yi comme benn téere boo xamante ne ni téere yëpp la mel benn boroom xam-xam moo ko bind bu doon dund mu nekk koo xamante ne dafay am ay njuumte di am ay sawaab ñuy ñaan yàlla te di njortu ne ay sawaabam moo ëpp lool ay njuumteem ndax bu dul loolu kon dafay nekk maasum bu dul loolu dafay yem ak yonentu bi mbagg te gëmuñu ne ñun am na ku tolloog yonentu bi mbagg ci xeet wi kon ku dul yonentu bi rek ci suufu yonentu nga nekk mën nga juum mën nga am fàtte mën nga am leneen ak leneen luy gaar doomi aadama moo xam ci sa bind la moo xam ci sa wax la moo xam ci sa lu nekk imaamul Buxaari ñu jàppee ko noonu ñun tamit que ne boroom xam-xam la wàlli yu yàlla la kilifa la liggéeyal na diine l'islam liggéey boo xamante ne duñu wax ne kenn liggéeyul lu mel ni moom wax dëgg yàlla ndax ay sëriñam ñoo fi nekk ñoom imaam Ahmad ibnu Hanbal ñoom Abubakar ibnu Abi Shayba ñoom Abdurazaq ñoom diw ak diw waaye nag liggéeyal na liggéey boo xamante ne néew na ku liggéey lu mel ni moom ñun dañoo bëgg lépp ñu koy teg ci palaasam am ñu gis ne imaamul Buxaari moomu kat téeréem bi daanaka jamaa la boo xamante ne dañ ko war a def ci benn coffre boo xamante ne kenn waru ko xool bët kenn waru ko laal kenn waru ko nàngam ci Sénégal ak ci biti Sénégal mu dem ba nga xamante ne dafa mel ni téere bi léegi dafa nekk benn objet d'adoration bu ñuy jaamu maanaam asbaha sanaman yobat te loolu nekk lu jaaduwul ndax maadaama d'accord nañ ne amal bashari la jëfu doomi aadama la yonentu bi garanti lu ko isma yàlla garanti lu ko isma te comme ni ma ko waxee démb ci commencement wax ji que ne l'islam mat na balaa saxiixul Buxaari di am balaa sax Buxaari di juddu am na ay téere yu fi nekkoon ñu doon jaamu yàlla ci alxuraanu yàlla ak sunna si yonentu bi te boobu saxiixul Buxaari ganeegul jamono Buxaari ci boppam ganeegul jamono
noonu ñi daan jaamoo yàlla te dara manqué wu ci xeet wi mën nañ cee continuer ba ilal abad avec ou sans Bukhari je dis bien avec ou sans Bukhari xeet wi mën nañoo continuer ci loolu ba ilal abad te dara du ci manqué parce que al yawma akmaltu lakum diinakum te itamit yeneen téere xadis yi ñu ngi fi téere bu nekk itam ci ñi jiitu Bukhari ma limoon ci lu mel ni Muwatta Malik limoon ci lu mel ni Musnad Ahmad limoon ci lu mel ni Musnad bu Abu Dawud at-Tayalisi nga xam ne moo jiitu sa Ahmad ibnu Hanbal limoon ci Musnad bu imaamu Shafii ak ñaari musannaf bu Ibn Abi Shayba ak bu Abdurazaq téere yooyu ñu nangu ne am na lu wér am na lu ci wérul alors ma ne je vois pas pourquoi ñu war a jël benn téere bu ñëw seen ginnaaw ne moom lépp lu ci nekk dafa mel ni dañ ko war a jox xadaasa di léegi am na ñoo xamante ne dañ naan d'accord ñu ci loolu waruñ koo jox xadaasa waaye nag boo ko laalee ñu ne la non wuute nga ak ahlu sunna wuute nga ak liñ xam wuute nga ak liñ xam mooy ne kon yaquluuna bi afwahim ma laysa fi qulubihim maanaam ci làmmiñ nii dañuy wax ne non duwul maasum mën naa juum mën naa kii mais dans les faits boo ko laalee ñu ne la waru kaa laal alors kon lan la ñu bëgg dañuy souffler le chaud et le froid à la fois alors ma indi woon ci ay exemple nag exemple yoo xamante ne comme ni ma ko waxee dama ne waxu silama fi sudur laa doon def te waxuma sax ci jaanib naqdi bi nga xamante ne ci la ñuy laalee Buxaari que ni riwaaya na ay ahadis mawdua ahadis yoo xamante ne laa waaqia laa xel laa l'islam laa mbaña brus mën na koo nangu waaye ay hadis yoo xamante ne boo ko xoolee nii rek nazariyan ay mbëkkante dak ci am te comme dañoo wax ne asaxu kitaabin baada kitaabillah dafa war xadis bu ci ñëw wax ju ciy ñëw mu nekk loo xamante ne lu ñuy tranché la mu leer nañ benn équivoque du ci am ma wax ci woon ne soxlawuñu ay millions de xadis wala ay dizaines de milliers de xadis même bu dee 100 xadis la fexeel xadis bu nekk nga authentifier ñu ko fexeel xadis bu nekk nga leeralal ñu ban la ci nan la ko yonentu waxee alors ñeenti xadis yi ma indi woon te mu ëppoon ko yaakaar naa xadis bi ñëw na ci Buxaari lu mot juróom benn yoon ci juróomi lafzu yu bokkul mais ma tànnoon ci ñeenti indi ñeenti xadis yooyu benn bu ci nekk wuute ak moromam ci lafz léeg-léeg wala ci lim ma ne nag ma laajoon ay laaj première bi mooy bu fekkee yonent bi moo ko wax kon nañ ñu tànnal ban ci lim yi la yonent bi prononcé ci làmmiñam ngir ñu mën a am dapt xam ne exactement lii la ko yonent bi waxee ndax par exemple yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ne innamal a'malu binniyaati wa innama li kulli imri'in ma nawa xam nañ ne yonent bi nii la ko waxee léegi riwaaya bil maana mën naa am innamal af'alu innama nangam mën naa am waaye xam nañ ne yonent bi bii mooy lafzu bi mu wax dapt dafay am waaye buñ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxe na lim ne Suleymaan ibnu Daawuda wax na ne dinaa wër téeméeru jigéen beneen riwaaye ñu ne waxul téeméer waaye 100 kii la wax 99 la wax beneen riwaaye ñu ne waxul 99 waaye 70 la wax beneen riwaaye ñu ne waxul 70 mais 90 la wax beneen riwaaye ñu ne waxul 90 mais 60 la wax te xissa bi benn yoon la am nettali bi benn yoon la am pour que téere boobu nekk téere bi gën a wér il faut ñu xam ban la ci yonent bi prononcé yeneen yi ci des kon yonent bi waxu ko maanaam benn bu ci wér dàq na yu wérut dàq na yeneen yi laa bëgg a wax benn bu ci wér dàq na yeneen yi par exemple Macky Sall gagné na élection présidentielle Sénégal ak 57%, 57,8% précisément ci déwén sa ma ñëw ne Macky Sall gagné na élection présidentielle yi ak 64%. ci ginnaaw déwén sa ma ñëw ne Macky Sall gagné na élection yi ak 90%. ci ginnaaw waati ëllëg sa ma ñëw ne Macky Sall gagné na élection yi ak 42%. yooyu noonu ñeent yooyu mën na bokk il faut mu am benn boo xam ne moom moo ci am léegi benn boobu nga xam ne moo ci am mënuñu maa gëmloo ne non li ma bëgg a wax rek mooy ne Macky Sall moo nekk président non non
maanaam sama wax yële tadaarub bi mu am ñaari yëf lay tekki soit mu nekk ne xaw ma nan la Macky Sall gagné élection yi soit mu nekk ne damaa fabriqué wax ji sax carrément waaye dara leeruma ci chiffres yi il faut benn ci ñaar yooyu am wala Macky Sall gagné wul sax élection yi parce que bu gagné woon élection yi dinaa ci am chiffre exact boo xamante ne ni bu ma ko waxee dara du ko dindi Macky gagné na élection yi 57% la wala 60% la wala 90% la wala 47% la ban nan la gagné élection yi. léegi mbëkkante yooyu noonu bu amee nga ñëw ne ma non Cheikh Baye li mu bëgg a wax wala Bukhari li mu bëgg a wax rek mooy ne fee bi am na donc fee bi kenn mënu koo dindi c'est indéniable déedéet wax juy wuute dafay tegtale ñàkkul dëggu wax ji wax juy wuute lu bëri dafay tegtale ñàkkul dëggu wax ji par exemple Imam Hassan Cissé Medina Baye la génnee àdduna ci atum 2008 ci 13 août 2008 c'est un fait les faits ne se discutent pas loolu la français yi di wax gis nga wax jooju bu dee ni ma ko waxee noonu la amee que ne Imam Hassan Cissé 13 août 2008 la génn àdduna ci Medina Baye 100 fois buñ ma ko laajee noonu laa ko war a répété waatee mais buñ ma laajee fii ak un mois ne ma imam fan la génnee àdduna ma ne imam Côte d'Ivoire la génnee àdduna ci 12 septembre fii ak benn at ñu laajaat ma imam fan la génnee àdduna ma ne imam Norvège la génnee àdduna le 31 janvier fii ak beneen at ñu laajaat ma imam fan la génnee àdduna ma ne imam Philadelphia la génnee àdduna wala Argentine la génnee àdduna le 15 mai wax yi am na bu ci nekkul dëgg mënuñu maa wax ne non li nga bëgg a wax rek mooy ni imam génn na àdduna mais date yi ma joxe am na bu ci nekkul dëgg woon lii nii dafa am diq ci li ñuy wax xadis parce que dafa am ci chartaay xadis pour nit ki xadisam wér mooy mu nekk adlun daabitun tamaamu dabti li ngay wax mu leer la nanj ba dengi du ci am imam Hassan Medina la génnee àdduna 13 août 104 dimanche buñ ma ko laajee noonu laa ko war a répété bu wuute amee ci date bi wala ci lieu bi wala ci jour bi mooy ne wax ji am na bu ci nekkul dëgg de deux choses l'une ñaar yëpp mënuñoo bokk wér imam mënta génnee àdduna Medina Baye le 13 août 2008 ba pare génnee àdduna Argentine le 15 mai 2004 ba pare génnee àdduna Malaisie le 17 janvier 2020 mënta nekk donc yu mel nii dañ cee war a bàyyi xel bu ñu def suñ bopp ay dof bu ñu def suñ bopp ay xel yoo xamante ne nu ñu neex manipuler mbir yi ba pare bu ñu ñëwee lu nekk ne dinañ ko jéem a layal lii laa doon jéem a souligner démb boo ñëwee nag ne yu mel nii aqlaaniya yi dañuy jëfandikoo seen xel ci xadis yi wala dañuy déggee ci ay nit ñoo xam ne dégguñ seen xujje yi wala li ñu wax sax ñoom njuumte la yi nga jëlee ci ñoom njuumte copier xaaral ma dugg au vif ci xadis yi nga xamante ne indi woon naa ko démb premier xadis bi moom mooy xadis numéro 2819 xaaral ñu def rek lu ñuy tuddee sabrul xadis ci ñeenti xadis yi imaamul Buxaari daf ne wa qaala Lays xaddasani Jaafar ibnu Rabia an Abdirahman ibnu Hurmuz qaala sami'tu Aba Hurayrata radiyallahu anhu yaqul premier xadis bi 2819 ci Abdurahman ibn Hurmuz la jógee moom mooy taabii bi kon mu jaar ci Abu Hurayrata moom mooy saxaabi bi mu nettali ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne Suleymaan ibnu Daawuda nee na dina wër téeméer wala 99 léegi nañ noté Abdurahman ibn Hurmuz ci Abu Hurayrata 99 ou 100 99 ou 100 mooy premier xadis bi deuxième xadis fan la jógee imaamul Buxaari ci numéro 3424 xaddasana Xaalid ibnu Maxladin xaddasana Mugiiratu bnu Abdirahman an Abi Zinaad an il Aaraj an Abi Hurayra kon taabii bi mooy Abdurahman al Aaraj saxaabi bi mooy Abu Hurayrata mu jëlee ci yonent bi mu wax ne Suleymaan ibnu Daawud nee na dina wër 70 jigéen nañ ko noté 70 Abdurahman al Aaraj Abu Hurayrata troisième xadis bi mooy numéro
6224 imaamul Buxaari mu ne xaddasani Mahmoud xaddasana Abdurazaq axbarana Maamar an ibni Taawus an abi hurayrata wala an abi hurayrata kon taabii bi mooy Taawus ibnu Kiisaan mu julee ci abu hurayrata mooy saxaabi bi mu wax ne Suleymaan ibnu Daawud wax na ne dina wër mi'at imraa téeméeri jigéen nañ ko noté kon troisième xadis Taawus ibnu Kiisaan jaar ci abu hurayrata 100 jigéen. quatrième xadis bi ma indi woon mooy bi nekk ci numéro 5200 non quatrième xadis bi mooy 6639 moom laa indi woon 6639 imaamu Buxaari mu ne xaddasana abul yamaan axbarana Shuayb xaddasani abu zinaad an abdirahman al araj an abi hurayrata kon gis nga ne isnaad bi ak isnaadu xadis numéro 2 bi ñoo bokk mooy bi nekk ci 3424 donc nañ noté 3424 ak 6639 ñoo bokk isnaad maanaam abdirahman al araj ak abu hurayrata la ak abu zinaad raawil ala bi benn la nañ noté kon abu zinaad an al araj an abi hurayrata mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne Suleymaan ibnu Daawud nee na dina wër 90 alors 90 li ma bëgg ñu def mooy li oustaz Modou Kama Thiaw xafizahullah wa ayyadahu wax ne imaamul Buxaari moom ci boppam bi mu indee werante yi ba pare ci mujjanteel gi ñëw ne indi li gën a wér ne 90 moom moo gën a wér parce que loolu la diw wax non oustaz Modou Kama xëy na comme ni mu ko waxee ci commencement bi xadis du taxassusam waaye nag man gëm naa ne xam na ci xadis lu ma xamul sax ndax macha allah jàmbaar la imaamul Buxaari jubluwul ci ne 90 moom moo gën a wér ci mboolem asaanid yooyu noonu yëpp déedéet lim ci jublu mooy isnaad bi jaar ci Aaraj dem ci Abu Hurayrata chiffre yiñ joxe foofa 90 moo gën a wér parce que ñaari isnaad la indi ci xadis bi yu jugee ci Aaraj jaar ci Abu Hurayrata benn bi moom mooy 3424 benn bi moom mooy 6639 li may wax ni c'est extrêmement important nañ ko bàyyi xel bu baax imaamul Buxaari xadis bi riwaaye na ko ci Aaraj mu jugee ci Abu Hurayrata ci ñaari isnaad premier isnaad bi mu ngi nekk ci 3424 deuxième isnaad bi mu ngi nekk ci 6639 premier isnaad bi nan lu tëddee bi nekk ci 3424 xaddasana Xaalid ibnu Maxlad xaddasana Mugiiratu ibnu Abdirahman an abi zinaad anil Aaraj an abi Hurayrata kon gis nga ne isnaad bi fi mu tënku mooy abi zinaad Aaraj Abu Hurayra ñaata lim lañ fa wax mooy 70 foofu la imaamul Buxaari wàccee ci suuf nag mu ne wa qaala Shuayb wabnu abi zinaad 90 wa huwa asaxu mu ne waaye Abdurahman Mugiiratu bnu Abdurahman nii Shuayb bu wuute na ak moom kon da ngay déggee ci ne abi zinaad ñaari nit ñoom ñoo jëlee ci moom xadis bi ci ñi imaamul Buxaari riwaaya première bi mooy Mugiiratu bnu Abdurahman ñaareel bi mooy ibnu abi zinaad ñoom ñaar ñooñu ñëpp Mugiiratu bnu Abdurahman ak ibnu abi zinaad dañoo jëlee ci abu zinaad jëlee ci Aaraj jëlee ci Abu Hurayrata léegi nag ñi am wuute kan ak kan ñoo am wuute mooy Mugiiratu bnu Abdurahman ak ibnu abi zinaad Mugiiratu bnu Abdurahman wax ne Abu Zinaad daf koo wax ne Abu Hurayrata daf ne 70 ibnu Abi Zinaad ak Shuayb wax ne Abu Zinaad daf leen wax ne Aaraj dafa wax ne Abu Hurayrata dafa wax ne 90 imaamul Buxaari nag mu ne ci ñaari wuute yi 90 bi moo gën a wér je m'explique ma ne bu ma ko bëggee leeral ci olof pour mu gën a yomba comprendre mooy man Cheikh Baye dama ne oustaz Modou Kama Thiaw nee na ma sëñ Lamine Sall nee na ko
Souleymane ibnu Daawud 70 jigéen lay kii ci guddi googu lay jël ci guddi googu xam nga loolu benn yoon la. imaamul Buxaari daal di riwaaye ci man Cheikh Baye Niass an Modou Kama Thiaw an Oustaz Lamine Sall 70 waaye Buxaari amaat beneen yoon boobu mooy ban mooy Mouhamad Habib Ndiaye moo riwaayaat ci Xalifa Mbuub mu riwaayaat ci sëñ Lamine Sall mu riwaayaat ci Souleymane ibnu Daoud nee na 90 léegi nag Buxaari daal di tarjiix ne 90 bi moo gën a wér xaw ma ndax yéen a ngi comprendre li ma bëgg a wax noonu la Buxaari def ci xadis yi nii moo tax mu ne wa qaala Shuayb an ibn wabni abi zinad wa qaala Shuayb wabni abi zinad 90 wa huwa asaxu kon Aaraj mi nga xamante ne moom mooy raawil aala bi jëlee ci Abu Hurayrata Abu Zinad jëlee ci moom Abu Zinad moomu jëlee na ci moom ñaari lim benn lim bi mooy 90 benn lim bi mooy 70 léegi 70 boobu ak 90 boobu ci seen diggante la Buxaari doon def tarjeex bi waaye duwul ne ci yeneen lim yële la doon def tarjeex j'espère que li ma wax leer na kon numéro 3424 an Abi Zinad la anil A'raj an Abi Hurayrata lim bi 70 la numéro 6639 Shuayb la an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurayrata lim bi 90 la 90 boobu nag moom la Buxaari wax ne wa qaala Shuayb wa ibnu Abi Zinad 90 wa huwa al asax waaye duul comparé ak yeneen lim yële nga xam ne mooy 60 wala 100 wala 99 déedéet ça n'a rien à voir alors lii bu leeree kon théorie buy wax ne bi suñ sëriñ bi bëgg a avancer que ne lim bi moom moo am lim bi amul solo liñ bëgg a wax rek mooy xew-xew bi am na dafay dàqu lim bi dafa am solo il faut ñu xam Souleymane ibnu Daoud ñaata lim la joxe woon que ni ñoom lay jëflanteeg ci guddi googu bu fekkee tadaarub bi jugewut ci Souleymane ibnu Daoud il faut ñu xam fan la jugee parce que waliyaasu billah mënuñoo xalaat mu jamtal que ni ci yonent bi la jugee bu fekkee jugewul ci yonent bi Abu Hurayrata moom kenn moo riwaaye xadis bi ci Buxaari ci julee ko ci yonent bi Abu Hurayrata moom moo doon def tadaarub beeg tanaqud bi wala kan la bu dee Abu Hurayrata la kon dapt bi ñuy wax ak kii bi ñuy wax nii dafay dàqu bu dee kenn ci rijaalu sanad bi la itam kazalika ñaareel bi alors donc lii dafa war a leer maanaam yu mel nii tadaarub lañ koy tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu waxee alif dañoo war a xam ne alif la wax bu waxee baa dañoo war a xam ne baa la wax waaye alif la wax wala baa xadis bi alif la wax wala baa ba pare bu ñëwee ne non li yonent bi doon jublu rek mooy alphabet yi la doon wax tëddeewul noonu dañoo war a am dapp ci li ñuy wax imaamul Buxaari bu tegee baab mais bu fekkee xadis benn yoon moo ci wér mooy 70 bi nañu indil xadis bi ci mbooleem abwaab yi amul problème na ko indi par exemple innamal a'malu binniyati wa innama li kulli imri'in ma nawa fa man kanat hijratuhu ila llahi wa rasulihi fa hijratuhu ila llahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha nangam ak nangam imaamul Buxaari indi ko ci baabul niyya par exemple dafay mën naa indi xadis bi innamal a'malu binniyati wa innama li kulli imri'in ma nawa fa man kanat hijratuhu nangam bu demee ba ci baabul jihad wala baabul hijra lillah mu indiwaat xadis bi fa man kanat hijratuhu ila llahi wa rasulihi nangam ak nangam mais xadis bi mën naa bañ a am wuute mais bëgg a wax ne imaamul Buxaari indi na xadis bi ci kitaabu ahadithil anbiya wax fa 100 jigéen indi na xadis bi ci kitaabu jihad wax fa 70 jigéen indi na xadis bi ci kitaabul nangam tamanni xaw ma nangam wax fa 90 indi na xadis bi ci baabu sangam wax fa 60 indi na xadis bi ci baabu sangam wax fa 10 ba pare ñu bëgg ñoo wax ne non wuutey buntu yi moom mooy mën a waral wuute xadis bi waaye l'essentiel mooy xadis bi c'est pas ça imam Hassan Cissé génn na àdduna comme ni ma ko waxee woon léegi mën naa indi wax ji ci génn àdduna kilifa ma indi ne imam Hassan génn na àdduna le 13 août 2008
ma indiwaat wax bi ci baabu xew-xew yi am ci 2008 ma indiwaat xadis bi ne imam Hassan génn na àdduna le 13 août 2008 du changé ma indiwaat xadis bi ci baabu kilifa yi nekkoon ci Medina Baye ci jamono jooju ma indiwaat ne imam Hassan génn na àdduna le 13 août 2008 ma indiwaat xadis bi ci baabu ñi nga xamante ne marqué nañ Sénégal ci seen époque ma indiwaat ne imam Hassan génn na àdduna le 13 août 2008 ma indiwaat xadis bi ci doomi Sénégal yi liggéeyal Sénégal ci àdduna bi te siiw mës a bokk ci limu les personnalités les plus importants ma indiwaat ne imam Hassan génn na àdduna le 13 août 2008 du changé gis nga wax bu dee dëgg la boo ko doon répété téeméeri yoon du changé waaye mbëkkanteeg ay wax dafay tegtaleeg ñàkk dëggu wax ji wala ñàkk dëggu kii wax j'espère que loolu leer na hadith bi bu dee 100 jigéen la imaamul Buxaari bu koy riwaaye ci 1 million de baat nañu répété ne 100 la bu dee 90 la bu koy répété ci 100 abwaab nañu répété ne 90 la parce que du ci changé dara bu dee 10 la bu koy répété ci 100 millions de baat nañu répété ne 10 la mais diggante bunt ak buntu xadis changé numéro ci même raaw yi muy Abu Hurayrata ci même isnad ci même xissa y a un problème y a un problème abi zinad anil A'raj an abi Hurayrata 70 abi zinad anil A'raj an abi Hurayrata 90 ban la ci Abu Hurayrata wax kon problème bi ci Abu Zinad la nekk wala ci A'raj la nekk wala ci Abu Hurayrata ci kan la ñaareel bi kilifa gi wax na ci natt xadis ci xel ak nangam encore yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñuy wax benn xadis boo xamante ne ñun jullit ñi war nañ di ko bàyyi xel man dàquma nattukaay yi ñuy nattee xadis pour wéral ko wala taddeef ko dàquma ko waaye dafa am nattukaay bu ñu yonent bi jox te ñu waroon koo jiital te jiitaluñ ko loolu moo ñu indil problème yi par exemple bëri naa di ko wax boo duggee ci alxuraan afala taqilun moo ëpp afala tuminun ci alxuraan imam ahmad ak yeneen boroom xam-xam waaye ma yem ci imam ahmad moom kenn riwaaye na xadis bi ci ay yoon yu bëree bëri xaaral ma jël ci benn mooy xadis bi ñëw ci numéro 16058 16058 ci musnad ahmad imam ahmad di wax ne xaddasana abu amir qaala xaddasana suleyman ibnu bilal an rabiat ibni abdirahman an abdilmalik ibnu said ibnu suwayd an abi humayd an abi usayd anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qaal ida samictum alxadisa anni taarifuhu qulubukum wa talinu lahu ashcaarukum wa abshaarukum wa tarawna annahu minkum qaribun fa ana awlaakum bihi wa ida samictum alxadisa anni tunkiruhu qulubukum wa tanfiru minhu ashcaarukum wa abshaarukum wa tarawna annahu minkum bacidun fa ana abcadukum minhu lii leer na bu ngeen déggee xadis boo xamante ne seeni xol nangu na ko seen mu dëppoog mbañ ak rus dëppoog mbaax dëppoog xel moo sell xam leen ne maa leen gën a yey ci wax xadis bu mel noonu bu ngeen gisee xadis boo xamante ne dafa wuuteeg yooyu noonu yëpp xam leen ne maa leen gën a sori xadis boobu kon natt xadis ci xel ak ci mbañ ak rus ak ci lu xol mën a nangu ak li ci xel mën a nangu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu njëkk a jox balance boobu kon duul ay waxu mustashriquuna yu wax wala ay wala nangam ak nangam du loolu te li lay xamal ne du loolu mooy boo delloo ci suraax yi léeg-léeg nga gis ay kilifa yu mag yuy sharxa xadis yi ku mel ni ñoom ibnu xajar wala nangam problème yi ñuy jànkuwanteeg buñ bëggee dëppale xadis yi léeg-léeg da nga leen di reetaan sax ndax dañuy def seen bopp ay vraiment léeg-léeg istiraama doo mën a wax sax expression yi ngay am da nga leen di mujj reetaan rek bàyyi leen ñu jàll dellu leen ci Fathul Baari ngeen xool ibnu xajar ni mu jéemee dëppale xadis yi nii ay xawma kasara beeg xawma jabar yeeg taara yeeg nag waxu kalaam saarix Suleymaan ibnu Daawud moom waxut loolu moom dañoo wax ne am na lim bu mu joxe dañoo war a xam lim boobu ñaata la bu fekkee asaxul kitaab la ñuy wax asaxiya liñ koy xamee mooy lépp lu muy wax daf koy teg ci lu leer loo xamante ne laa yaqbal shakk sikk sàkka du ci mën a dugg taraddud du ci mën a dugg waaye bu tayee nga ne weex na bu subaa nga ne bëla la bu gannaaw subaa nga ne xonq la bu gannaawaat subaa nga ne yëpp ci benn téere ba pare ñu bëgg ñoo wax ne loolu yëpp nañ ànd gëm ko loolu yëpp moom mooy li gën a wéet ginnaaw téere yàlla bi loolu yëpp moom mooy li umma bi dajee loolu laa wax ne wax dëgg yàlla dëppoowut ak li ñu soxla ci jamono ji
man nag bañuma ko défendre Bukhari man mii dinaay défendre Bukhari fu jaree ñi défendre ko li may bañ rek wala li may wax toujours mooy bu ñu terroriser nit ñi psychologiquement que ne dañoo war a gëm Bukhari kut que kut boo ko weddee weddi nga sëriñ diw ak weddi nga sëriñ diw. Bukhari moom ci jëmmi boppam ñi bokk ak moom jamono ñoom ñoo ko njëkk a weddi ci ay kilifaam Muhammad ibnu Yahya az-Zuhli moom ak ñoom Abu Zur'a imaamul Bukhari dem nañ ba dàq ko ci dëkk ba mu nekkoon sax ci jamono jooju mu exilé wu ba bi muy génn àdduna nekkutoon ci dëkk bi mu juddoo. kon yooyu noonu yëpp ku wax ne Bukhari sax fasidul aqidati la kooku dafa bàyyi ay xadisam. léegi nag bi qudrati qadir buñ ñëwee ba jamono ay mbir am ba tax ñi jël Bukhari yi ekkati ko ci kaw mboolem borom xam-xamu xadis yi mais warta tax quand même ñi def ko benn xatt ahmar boo xamante ne comme niñ def alxuraan lay mel finalement dafa mel dañ koy sanctuariser te loolu jaaduwul. saxiixul Bukhari bi yal nañu yàlla may tal ak fekkee bañ am jot wax ci bu baax a baax ndax liñ ci war a wax bëri na nu sax yi nga xamante ne moom moo ci am wuute yi nga xamante ne moom moo ci am ak suraax yi nga xamante ne ñoom ñoo ko sharxa commencé ko ci ka njëkk a sharxa ak ci ka njëkk a dajale ci ku mel ni Xumaydi ba muy njëkk a dajale aljamu bayna saxiixayni nusxa yi nga xamante ne moom la amoon xaakimu Naysaburi nusxa yi nekkoon ci loxoom Daaraqutni bi mu def ilzamaat wa tatabu nusxa bi mu amoon ak ñoom nu mu tuddati ñoom Kirmaani nusxa yi ñu amoon ak ba ci Ibnu Hajar nusxa yi mu dajale yooyu noonu yëpp luñ war a wax la ak wuute yi ci am ba saxiixul Buxaari bi nekk suñu loxo tey ndax benn la ndax am na ay yokk ak ay wàññi ndax am na lu ci réer ndax am na luñ ci yokk lu ci bokkul yooyu noonu yëpp war nañ kaa wax ak nit ñi ñi xam ko pour ñu bañ a nekk rek def Buxaari mu mel ni yàlla bu ndaw boo xamante ne laa yaatihi l-baatilu min bayni yadayhi wala min xalfihi mu ngi fees dell ak ay dëgg loo xam ne wér na ne yonent bi wax na ko mu ngi fees dell ak loo xamante ne sikk sàkk amu ci ne xadis yu wér la waaye tamit mu ngi fees dell ak ay léeboon lu pen mu ngi fees dell ak ay israiliyaat mu ngi fees dell ak loo xamante ne boo ko déggee ashbahu bil xuraafaat minha bil xadis ay Tom and Jerry lay gën a niru ay ahadis israiliyaat yu mel nii te comme ni ma ko waxee léegi ñëwuñ ci jëmmi xadis bi jëmmi xadis bi buñ ko tegee man li ma gëm mooy ne xadis bi yonent bi waxu ko xadis bi wérut man loolu laa gëm waaye nag bis bu ñu duggee ci xadis bi décortiquer ko ba def li ñuy tuddee sabrul xadis def li ñuy tuddee istisal dajale xadis bi da ngeen gis ne dañ koy dajji min aslihi sempiran yi sànni xadis bi wérul Suleymaan ibnu Daawud waxul loolu ay israiliyaat la yoo xamante ne Abu Hurayrata ci kaabul axbaar la ko doon riwaaya ak ñoom talmudaat yi nga xamante ne ñoom Abdullah ibnu Amr ibnu al-As ñu ngi ko jëlee woon ci seen kii examen la tey ni Yarmuki dugal ko ci diine l'islam mu dem ba bëgg a nekk diine yonent bi yëgul tiinul xadiis yi yonent bi waxu ko waaye c'était juste pour indil leen exemple ci Buxaari bi nga xamante ne jàpp nañ ne jamaa la bi aala daraja caqaay la comme ñëpp du jamaa boo xamante ne dafa nekk jamaa yeneen ñi nekk përëm moom ñoom ñoo bokk qualité li ci wér na li ci wérul alxuraan kese mooy téere bi nga xamante ne dara wéra di wu ci di jéggalu bu baax xam naa waxtu julli teew na te wax dëgg yàlla dama doon leeral rek kilifa gi wax comme ni ma ko waxee sama soppe la sama sëriñ la sama kilifa la sama xarit la muy al oustaz Modou Kama Thiaw waaye nag lii rek laa bëggoon a leeral ci ne xadis yi imaamul Buxaari du ne dafa tarjiix ci ne mboolem lim yim indi 90 bi moo ci gën a wér déedéet dafa tarjiix ci diggante ñaari isnaad yu jógee ci Abu Zinaad jaar ci Aaraj jaar ci Abu Hurayrata du moment que am na yeneen isnaad yoo xamante ne am na mbëkkante te mbëkkante dafa bëri ci Buxaari am na ay xadis yoo xamante ne bu ma amoon jot dinaa leen ko indil maanaam benn xadis ak bi ci topp par exemple xadis 19 ak xadis 20 nga xam ne xadis doxul seen diggante moom mooy am mbëkkante boo xamante ne ba ilal abad doo ko dajale ba ilal abad da ngay mujj muñ rek wala nga commencé met inna wajadna abaana kazalika yafalu nga mujj noppi waaye ba ilal abad kenn du ko dajale par exemple yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nangam di wàcc mu ngi nekkoon ci jumaa ji mu ëlbatiku ne la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nangam di wàcc mu ngi nekkoon ci xare ba ci ban la ci xare ba la nekkoon wala ci jumaa ji fan la ba ilal abad kenn du ko dajale balaa ngay gën a reetaan na nga dem seeti ñoom Mawlana Ibnu Hajar ak ñoom Kishmiri ak ñoom Kirmaani da ngay ree bay bëgg a dee ndax nit ñi sonalee seen bopp ci bëgg a dajale affaire yi ala kulli xaal xadis lu complexe la lu sew la te comme ni ma ko waxee walillahi alhamdu di lekk kilifa gi wax oustaz Modou Kama Thiaw ak kilifa gi njëkkoon na wax docteur Abdoul Hassane ak ñoom ñëpp man gëm naa ne ñoom ëpp xam-xam ñoo ma raw ci xadis waaye
man xadis dama koo jàng ci Chérif Ibrahim Saleh dama ci am ay asanid li ma ci am fi mu toll nii ci isnaad ëpp na 80 isnaad imaamul Buxaari kese am naa 48 isnaad yu bokkul yu jëm ci Sahih Buxaari nga xam ne tey ji bu ma koy tari bil isnaad laa koy tari dama koo xam biir ak biteem nañ jàpp ne daal 8000 et quelques xadis yi wala 9000 xadis yi wala 4000 xadis yi comme ni Bayhaqi waxee wala nangam xadis yooyu am na yu ci wér am na yu ci wérul ñu nekk ci jàmm am na yoo xamante ne moom Tom and Jerry moo leen tane yonent bi yëgul tiinul mawduwaat la comme ni ko xaafisul Xumaari waxee in uridu illa al islaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh